nu mu toll c'est aussi loolu moom moo dal aussi les 46 départements du pays yoo xamante ni fuñ ci dem dafay mel ni ña fay sonn da nga leen di xool sax nga jaaxle parce que dafay mel ni ñu investir te pourtant investir uñu leen waaye dafa am lu ñu gëm loolu ñu gëm dëppoo ak ñun suñu gis-gis ak suñu gëm-gëm. d'accord alors parrainage yi nga wax par rapport ak diaspora bi coowu parrainage daboon na la fi ba naroon la indil faux départ sax ci sa élection mu tukkee woon sa diggante ak professeur Amsatou Sow Sidibé donte après dégg nañu ne sax jàmmoo am na ci parce que daf ni dem nga jéggalu ko mu jéggal la je pense noonu la demee ci biir wax ji mën nañ ci revenir un peu rek parce que dañ ci dégg loo xam daf ñu xaw a jaaxal nga wax ni yow gisantewuloo ak moom alors moom mu wax le contraire alors ce qui s'est passé du woon sax pour dem pour jéggalu pour waxtaan la woon pour gindeeku ndax réeroo moom moo amoon ci ñoo xamante ci ndawam ak ñi nga xamante ni ñoom la dajeeloon ci processus boobu diggante boobu gisante wuñu ci loolu laa wax gisee nañ après am na ci ñoo xamante ni ay sénégalais yu baax c'est-à-dire en comment dirais-je en amont ngeen en aval plutôt ngeen gisewul waaw c'est-à-dire bi mbir yëpp demee ba jeex ba coow li jóg ba pare ci ngeen doog a gisee waaw d'accord ci ñoo xamante ni ñoo ci dox jàmm ma ci remercier Soukeyna Touré bi nga xamante ni moom nga xam moo ci suñu diggante la nekk di wëllëreem di suma wëllëre moo ne il faut que ñu toog waxtaan pour mën a gindeeku li nga xamante ni moom moo ci am pour revenir ci mooy que ne diggante boobu gisewuñ ci moom kilifa bu mag la bu ñu jox cër. tout à fait jox itte bu mag effectivement. waaw nga xamante ni wax dëgg yàlla. désolé wu nañ bi loolu amee ndax cofeel boo xamante ni amoon na ko ci man ma am ko ci moom. ñu daan waxtaan di waxtaanee Sénégal di waxtaanee réew mi bi ñu. mais audio bi nag dafa graaw. waaw bi ñu feeñalee Pape Djibril na ma jox suma yëf. waaw dama siy ñëwaat loolu Pape Djibril loolu. waaw dama siy ñëw bi ñu feeñalee sunu yéene ne dañuy dem si campagne bi moom mu feeñal yéeneem ngir ànd ak ñun. ci li nga xamante ni moom moo exprimé moom moo ne dafa bëgg ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy campagne bi man boobu fekk nekkuma Dakar maa ngi doon parce que ñu ci bari ñu doon bëgg a parrainer dañ doon sàkku ñu ñëw daje ak ñoom ba noppi ñu doog ñu parrainer donc ñu daal di dem di rencontrer ñooñu bi mu waxee loolu man comme nekkuma fi woon ma boole ko ak ñi nga xamante ni ñoo doon liggéey ci loolu délégué leen loolu bi ma leen ko délégué daal di dem nekk ci leneen ci tournée yooyu nga xamante ni ñoo ngi ko doon def mu tombeek weeru koor ñu nekkoon ci àll bi alors qu'est-ce qui s'est passé mooy bi ñuy liggéey ñoom moom aussi mu amoon yéene sax occuper la 2e place de la liste mooy bu ma jàllee man moom mu ñëw 2e place loolu nag ñu jàppoon ne dafa am critère bu am solo boo xamante ni moo doon critère de représentativité mooy nga am parce que il faut que nga layal ko ak ñi nga xamante ni ñoom nga àndal parce que mbir mi tamit du ñun rek tey jii bu fekkee ne da ngay nekk ci liste nationale sax dañu war a supposer te loolu pour man liste yëpp war nañ ko seet kuy nekk ci liste nationale dañu war a supposer ne da nga am envergure nationale boo ko amul nga dem au niveau du département loolu sax mooy dëgg waaw donc ñu ne léegi nag il faut que mu am loolu pour ñu mën ko layal par rapport ñi nga xam ñoom lañ seqal liggéey bi et ils se sont rendu compte ci li ñu ma rapporté que loolu demeewul woon noonu amul woon donc après ñu saisir ko moom bi ñu ko saisiree xëy na fekk mu nekk ci ay xat-xat ba mujj ñu xool nan la ñuy finaliser en changeant li nga xamante ni moom mooy donne bi man maa ngi yëg coow li bi ma gisee benn journal bind ko fajar googu bi ma ko yónnee message bi ci laay doog a gis ne woo na ma jotuma ko ci laay doog a gis audio boobu ngay wax ci ngay doog a déglu audio bi ci laa koy doog a déglu ma am ci njàqare loolu parce que sunu borom aussi moo dogal ne benn numéro laa yor benn téléphone ci lay recevoir lépp donc ñu bari mën nañ ma yónnee audio te du ma ko gis te boobu it intention na liggéey bi sur le terrain bari woon na ba nga xamante ni yu bari mënoo ko woon di bàyyi xel. d'accord c'est important mais comme gindikoo am na ci seen diggante moi je pense que loolu mooy li essentiel. waaye pour firndeel rek pour revenir ci ne waajur la ci ñun xam nañ ko. beneen bi mooy universitaire li mu propager le savoir et la connaissance loolu yëpp aussi lu ñu intéressé tout à fait effectivement c'est vrai tout à l'heure wax nga que discours yi ci campagne bi dafa violent ci violence boobu ndax mën nañ ci dugal discours yi nga xam ni ak comportement bi ñu gis Ousmane Sonko def ko ci micro RTS jël ko teg fële am na lu ma dégg que wax nga ko ci que rafetlu wuloo ko waaye ak yeneen yi nga xam ni wax na ko par rapport ak la presse ndax loolu mën nañ ko ci dugal xam nga presse xam nga man képp kuy défendre la presse même si elle n'est pas exempte de reproche du tout
mais képp kuy défendre presse fañ li défendre la presse man boo ñëwee dag ma fay fekk. parce que xam naa li ñuy dund xam naa ni ñu koy dundee xam naa dans quelles conditions la ñuy liggéeyee xam naa it yenn saa yi ñu dóor ci seen kaw injustement parce que ñàkk a xam seen liggéey ni mu demee. donc loolu moo tax li ma wax ci wax jooju mooy que ne lépp buntu képp koy tijji buntu buy tax ñu dal ci kaw journalistes yi ci ñoom physiquement comme li nga xamante ni Cheikh Diop dund na ko fi benn bés. dama ne lépp luy yóbbu. Acteurs politiques yi ak ñi leen di jàppale ñu violenter verbalement ou physiquement les journalistes dama ne man loolu d'accorduma ci mais pour parler du service public de l'audiovisuel la RTS en l'occurrence dama ne RTS aussi war na parce que même sous Abdoulaye Wade daan nañ gis point de vue émission boobu daan fa am ñuy gis way politique yëpp daan fa ñëw ak bor bu ñu mën a bokk mais mënuma comprendre sous le président Macky Sall ñu jël RTS tëjal ko tous les opposants ba nga xamante ni élection ba élection ci tendante lañ leen di jox parole te ñëpp ñoo fay dugal seen xaalis seen alal di fa dugg. bu ñu amee manifestation d'envergure duñ ko couvrir bu ñuy te alors que nguur jàpp naa ne bu fekkee ne sunu borom defal na la ndimbal il faut que nga accepter di dégg loo xamante ni neexu la. te loolu la neexul ci kujje gi rek lay jógee parce que ñi la wër dañ lay sànq Ousmane Tanor Dieng yaa ko doon interviewé. si on en parlait en 2012 yow ak El Hadj Assane su ma jóomul ñu ne ko mais kañ nga xam l'homo sénégalensis mu ne bi ma ñàkkee nguur mu ne ndax di nga nekk ci position nguur boo xam toutes les informations qui te sont destinées sont soit réorientées ou déformées képp ku ñi nga xam dañ lay wër dañ lay jay rek ba nga jayaxu booy daanu nag ñu daw bàyyi la fi donc képp ku bëgg Macky Sall da nga koy wax ne ko mu ubbi RTS bi nañ ko tijjil ñi nga xam dañ ko ci wax loo xamante ni neexu ko que ça soit Ousmane Sonko Khalifa Sall ñëpp Déthié Fall ñëpp ñi nga xamante Abdourahmane Diouf ñëpp ñi nga xamante ni dañuy wax loo xamante ni neexu leen bu ko déggul foofu sax dégg ko feneen léegi xam nga moom jamono bi toll na foo xam ni mais xam nga jamono moom toll na foo xam ni moom soo tëjee par exemple lu mel ni lii boulevard bi ubbeeku moo gën a yaatu loolu kenn wax RTS ñëpp ko moom dañ ko war a tijjil ñëpp man loolu laa wax ok def nañ ay fani campagne yow def nga sa bos boo ñu ko doon tënkal lan nga ñu ci mën a wax lan nga ci dund lan nga ci gis ban yaakaar nga ci am li may wax tout le temps ñi ma àndal naan leen ñun de buñ dugguloon politique àdduna tukki ndax da nga ciy jàng lu bare yàlla xam na ko da nga ciy découvrir Sénégal ci facette yu am solo dem ci foo xamante ni daje ceeg nit ñoo xamante ni xëy na bu dul woon campagne bu dul woon politique doo ko xam moo tax jàpp naa ne politique lu am solo la engagement bu am solo la li nga xamante ni jànge nañ ko ci nag mooy nit ñi sonn nañ coono bi foo ko takk weesu na ko loolu gis nañ ko fi nga xamante ni dem nañ fa ba ci mbaaw bii ñu jóge tey rek nga xamante ni bañ dafa am lu ma alerté man ba tax ma wàcc mooy seen canal boobu gis xale yi di ko enjambé amul sax garde fou amul loo xamante ni mën naa téye nit ñi canal bi benn wàll bi yëpp dafa màbb. boo nekkee député da nga koy réglé. xam nga député rôle am dafa am solo. xam nga député rôle am dafa am solo. loolu ma jaaxal de. waaw lan ngay wax ci canal bi moom ma jaaxal. quoi waaw damaa tàmbali liggéeyu assemblée bi te demaguma. waaw mooy wax ko xam nga parlementaire la. xam nga contrôle de l'action de l'exécutif ak évaluer. les politiques publiques liggéey bu am solo la. su fekkee ne ki koy def. am na liberté bi. loolu dëgg la. am na xarañteef gi pour mën a évaluer. kooku pour man moom la ñu soxla foofu. fu ma dem dama leen di wax ne leen député tabaxul école. ku fi ñëw ne leen dafa bëgg a falu bu mu faloo tabaxal leen école te assemblée lu bëgg a dem waxu leen dëgg. nee naa leen ku fi ñëw di leen jox xaalis ne dafa bëgg ngeen votel ko respecté wu leen seen ngor la bëgg a jënd. li nga xamante ni moom lañ leen di wax mooy député li mu mën mooy bu fekkee ne askan wi nekk nañ ci jafe-jafe. mu yëkkati kàddoom wax ko ka ko war a def mu apostrophé ko daal di koy fàttali li nga xam moom mooy responsabilité am. muy contrôler action bi nga xam gouvernement war na ko def. te fuñ ci demit li ñu yéem mooy ñoom dañ ñuy wax nañu yëguñu ne am nañ ay député. député yi taxawuñ leen loolu lañ ñuy wax. d'accord waaw donc tey jii loolu moo ñu dal mbaaw ma ne situation la yoo xam pour wax ni ñu dundee campagne bi dañ koy dund ci daje ak nit. di dund seen yaakaar. di daje ak nit ñoo xamante ne dañuy dund seen yaakaar ni mu tase ci politicien. dañ la koy wax carrément dañ la wax ne ñun gëmatuñu politiciens yi xaaratuñ ci ñoom dara. da nga ciy dem foo xamante ni tamit da ngay jàpp ne am na ci loo xamante ni ci Sénégal dem nañ ci dëkk yoo xamante ni daanaka boo fa eggee ndox bu ñu naan amuñu ko. comme ban dëkk. Cuucun fan la nekk. 30 kilomètres de Jaxaaw
jigéen ñi foofu dañ nañu Pape Ngagne sawaratuñu am ëmb ñu ne lu tax ñu ne parce que fii boo fi ëmbee pour nga egg jaxaw c'est tout un problème soo demee ba jaxaw ci ngay doog a wut oto espérer am oto bu la yóbbu hôpital régional bu Fatick ñu tabaxal leen case de santé boo xam c'est le désert total amul dara keroog bi ñu fa eggee sunu oto yi lañ taal sunu lamp yi parce que guddi lañ fa egg pour mën a waxtaan keroog sunu oto la ñu mujj taal sunuy lamp te courant soo ko amul li muy impliqué mooy bari mooy xale yi duñ mën a jàng mooy musiba yu bari mën na ci am loolu moom moo fa am. mais loolu nga daj est-ce que du tax nga gën a nga am respect nag ci politiciens yi. jàppaloo ni aussi ñoom avant ñuy jot le pouvoir sonn nañu. par exemple yow li nga daj yow est-ce que taxul nga ni man kat bi ma nekkee chroniqueur nekk journaliste vraiment ni ma gisee woon affaire yi ak ni ma gisee gars yi li ñu daj est-ce que loolu itam taxul nga. nga xaw a changer un peu quoi. am respect aussi. xam nga man déjà man mosuma leen manquer respect. non c'est-à-dire li ma bëgg wax rek mooy ci seen taxawaay xam naa. waxin la rek quand même mais xam naa ni manqué woo leen respect. mais am na noo gisee seen taxawaay. xam nga am na ci ñoo xamante ni moom dama gëm ne xam nga képp ku ñu jox alalu réew mi nga jël ko. def ko ci sa poche. nga wax dagaan nit ñi ba ñu jox la seen baat nga dem nekk ci sa bopp bañ a nekk ci ñoom seen soxla métier bi ñu yor. doon ñu yóbbu ci ñuy dajeek ñoom di leen natt di wax ak ñoom di am na ci koo xamante ni dafa ne benn bés Pape Djibril su ma ñëwee foofu dafa may laaj lan mooy sama budget moo tax du ma fa ñëw. nanguwuñ nga laaj leen sax li nga xamante ni dañ la ko dénk. am na ci ñoo xam Pape Ngagne tey pour nga am leen pour nga laaj leen. c'est tout un problème duñ la ko nangul. te pourtant askan bi moom moo leen yebal. am na ci ñoo xamante ni am na ci ñoo xamante ni wax dëgg yàlla damaa jàpp ne. lañ doon wax askan wi ak ci liñ ne bokkul waaye am na ci politiciens yoo xamante ni ay hommes politiques ay femmes politiques depuis 1960 je n'ai que de la déférence pour ñoom itte bu mag laa leen jox xam naa li ñuy daj parce que politique mooy loo xamante ni soo ci duggee daanaka da nga sacrifier sa vie amatoo dund amatoo quiétude bi nga doon am maanaam dal gi nga doon am amatoo ko parce que métti na voilà jafe na waaw jafe na loolu laay wax waaw ñi nga xam nga dafa yomb rek nga toog aussi di leen critiquer waaw non xam nga dafa yomb rek nga toog di leen critiquer mais yow mi ñam tey daj nga dugg xam nga dem ak yeneen jafe-jafe yoo xam dund nga ko muy ci xiif muy ci leneen ak leneen moo tax ma ne man muy ci manqué essence muy ci jafe-jafe yu bëri yooyu xam nga métier bi ma doon def muy journalisme dafa taxoon tamit daaw ma toog rek di critiquer dama daan génn ci àll bi fu nekk laa daan dem fu nekk dem naa fa ci Sénégal dañ ma daan invité fu nekk may dem daan naa dem dëkk boo xamante ni pour la première fois keroog laa fa doon dem waaye ñi ma invité pour la première fois keroog laa leen doon gis donc jafe-jafe yooyu dama ko doon dund ak ñoom dama ko xamoon dama ko doon dund donc loolu moo tax aw moon posture journaliste bi nga xam dafa toog rek Dakar di critiquer rek daaw ma def loolu lu ma daan wax dama daan ci teg sama bët dama ko daan xam dama ko daan gis donc loolu moo tax tey jii man damay delluwaat ci ñoom waxtaan ak ñoom ne leen Djibril Fall bi doon ñëw nga xamante ni da daan am lu mu yóbbu su demee wax ko léegi Djibril Fall boobu dafay ñëw ñi ngeen dénk day jàkkaarloo ji ak ñoom parce que daan naa jël mbir ba pare ñëw toog fii jàpp ne su ma ñëwee dinaa daje ki yor mbay mi pour mën cee waxtaan ak moom jàpp ne su ma daje daan les Sénégalais de l'extérieur diaspora bi ngay wax Moïse Sarr bi yor Sénégalais de l'extérieur du ma weddi Sénégalais de l'extérieur yónnee na ma ba tàyyi seen bataaxal ne ma fexeel ñu lii jàppandi ma daal di ko koy yónnee xaw ma nu mu toll ne ko saa yi lii jéem leen ci def taxawaay parce que sonn nañ ba ci guerre Russie ak Ukraine bi moo ci mujj étudiants yi bi lépp daggee étudiants yi amatuñ luñ dundee boobu ci am na ci étudiants yoo xam man la ñu saisir ma yónnee ko ne ko est-ce que mën nañ ci def diligence pour dimbali ñii am na ci ñoo xamante ni nag ku mel ni Moïse Sarr nga xamante ni nit ku yaru la ku baax la li ngay jot ci moom mu wax ko am na ci ñoo xamante ni duñ ko def duñ la sax tontu su ko defee suñ la tontuwul sa responsabilité mooy boo ñëwee ci télévision bi nga ne leen hey li tax ñu fal leen def leen ko parce que liggéeyuñu te bari na ci tey jii noonu la ñi nekk ci càmm gi noonu la ñuy jooyee ñi nekk ci élevage bi tey jii ñi nekk ci agriculture bi noonu ñi nekk ci secteur transport bi tey jii maa ngi jóge ci arrêt bu Kër Mbay Fall boo demee loolu lañ lay wax dañ lay wax ne ñun ki ñuy ne mooy sunu jëwriñ gisuñu ko dégguñu ko parce que tamit am na ci loo xamante ni liggéey boo xamante ni soo ko bëggee def que ngay wut que nga am il faut que nga sacrifier lu bari ñun suñu liggéey jàpp nañ ne métit bi tàmbalee gut jàpp nañ ne métit bi mooy bu 31 juillet jàllee ba Sénégalais yi wóoluñu keroog la ñu jàpp ne ci li ñuy jot a am nii ak confort as tuut sonn nañ de waaye jàpp nañ ne coono bi dama koy wax ñi ma àndal ne leen coono bi dëgg mooy bu ñu wóoloo ba dénkuñu keroog la coono bi tàmbali parce que keroog nga yenn loo xamante ni dëggal yaakaar jooju ak dundal yaakaar bi nga xam bëgg nañ ko ci ndaw ñi loolu Pape Ngagne du caaxaan te pour man kuy jëflanteeg nit ñi ak bëgg seen élection
mën nga ko bañ a def waaye ñun loolu ngërëmal yàlla lañ ci bëgg a wut boo xam dañ koy jaare ci tollu yàlla bi mu gën a fonk muy doomu aadama yi. ok d'accord léegi Pape Djibril bu passé bilan bi ma la defloo ci sa fani campagne yi nga xam ni def nga ko ñu jëm nag assemblée nationale.